أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي فضل بين الشهور والأيام فجعل يوم عاشوراء من أفضلها فضل شق بين الأيام وفضل يوم عاشوراء على جميع أيام فسبحانه من إله يتصل بالتفضيل والتشريف ما شاء من أزمنة وأمكنة إصرار وحكم الإزام خلق آدم بيدي ونفق فيه من روحه وأسكنه جنة وهجد له ملائكة الكرام سمت الله بالذنب ليتصف بذل عبودية لربي وأصن الاستسلام ثم تاب عليه لما تاب ونجا نوحا من آمن به من خلق العام ورفع إدريس يوم فوق السماء رابعا فنعم المقام وارفعها النار نمرز على قليل بعد إدام وتاب على داود وجعله في الأرض خليفة وردى على سليمان ملكه بعد الذهاب ونجا موسى وقومه من فرعون ذي والفساد والإجرام ورفع عيسى إليه فيا لها رفعة نال بها رفيع المقام وأكرم نبينا صلى الله عليه وسلم وقدمه على كل منهم وهو مامون وهو الإمام سبحانه وتعالى جل جلاله عز كماله وهو على كل شيء قدير borom boobu nga xam ne mooy dugal ci lépp lëf julli kenantam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag fa tabarakallah assalaam qabla al kalaam nga sunan yonent bi waxee la salutation avant la parole kon ñu ngi leen di nuyu di leen dal di leen tatagal ni ko olof yi waxee fa tabarakallah wa zakir fa inna zikra tanfaul muminin yéen a ngi laaj lu jëm ci tamxarit fa tabarakallah dafay nekk ci weer wi ndox weeru muharram moom mooy nekk 10e jour olof yi di ko tuddee tamxarit fa tabarakallah waaye tam ñu ne mooy sunu 1er janvier ñun jullit yi kon dugg nañ ci at mi nga xam ni mooy 1442 fa tabarakallah ci atum jullit li ëpp nag mbir liñ ci ëpp di waxtaan gannaaw nañ koy fayte fii ci Sénégal muy tam xarit la ci ëpp histoire al Ousseynou kan mooy Ousseynou mooy doomu Alioune Abi Talib kan mooy Ousseynou Khoureychinda kan mooy yaayam Fatimata Zahra di doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ousseynou kan di judd mi ngi judd ci Madinatu Munawwara te 4e année ci gàddaay bi ci année 575 kon année 575 ci atum jullit yi di 4e année ci gàddaay bi ci la Ousseynou judd bàyyam tudd ko alxard maanaam xeexkat bi yonent bi ko dee nañ ko tuddee al Ousseynou kon nañ ko tuddee al Ousseynou Hassan mu ngi magi Ousseynou 13 mois kon ñu yaakaar ne ay jumeaux lañ ils se trompent ce sont pas des jumeaux Hassan mi ngi judd 2e année ci gàddaay gi mi ngi judd 3e année ci gàddaay gi Ousseynou rakk ji mi ngi judd 4e année ci gàddaay gi ndax 2e année ci gàddaay gi ki nga def union entre Fatimata ak al Hassan al Seydina Alioune seen baay donc Hassan 3e année ci gàddaay bi Ousseynou 4e année ci gàddaay bi kon Hassan mi ngi magi Ousseynou 13 mois kon al Ousseynou kan mooy Ousseynou jàngkat la homme de culture la borom xam-xam la xam na jamono lool borom tasawuf la kan mooy Ousseynou alim la doomu alim la surtout alim la ku amoon fasaaxa la maanaam ku amoon ku amoon connaissance lépp lu mu wax tam fa tabarakallah day neex doomu aadama yi maanaam amoon na éloquence ku mën a bind la écrivain la woon waaye itam jàmbaar la woon al Ousseynou mooy kat Alioune mooy bàyyam al Ousseynou histoire am bari na waaye lañ ca gën a relever rek mooy gannaaw Karbala gan ko rey bokk na ak baayam ci xeex bu ñuy wax marifatu jamal
seytaane yàgg na fi marifatu jamal Seydina Ali moo xeexoon ak soxna yonent bi benn wax Aïcha pourtant yonent bi waxoon na leen ko nee nag bu may fi jógee yéen ñaar ñii di ngeen di xeex ñu ne xeex mën leen waaw di ngeen xeex waaye ñu ne ko koy gañe mu ni bu xeex bi passé ki pikk yu ñu di biiw mu ni kooku la ñuy gañe elle sera la vaincue xamul nag ban personne fa la yem ak ñoom kon bokk na maarifatu jamal xeex boobu nga xam ne Seydina Ali xeexoon na ak Aïcha Seydina Ali nekk vainqueur ne Faatumata yaayam fa tabarakallah ñu ngi ko may bàyyam waxoon nañ ko 2e année ci gàddaay gi Faatumata yàlla am na lu mu ko defal mooy li jigéen ñi gis deret moom du gis deret te mi ngi am ay doom loolu yëpp nag pour màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon amoon na ñaari doomi jigéen kenn ki mi ngi tudd Zeynabu Kubra ki des Umul Kulsum Kubra gis ngeen fa tabarakallah yonent bi dafa kéemaan sallallahu alayhi wa sallam gis nga Useynu rey bi ñu ko rey nekkul tam loo xam ni nouveau la yonent bi amoon na benn saa bu doon wax bun Maljam dafa mas a ñëw ci yonent bi ne ko man daal dama waaru ci Alioune mu ne ko lu tax mu ne ko saa yu ma ko jubee rek mu daw saa yu ma jubee Alioune mu daw te boobu Alioune mi ngi am 6 ans mu ne ko xale kër yi ku ma ci woo nga ñëw ku ma ci fab nga nag waaye Alioune su ma ko jubee mu daw mu ne ko xam nga lu tax mu ne waaw mu ne ko deret ji koy rey mi ngi ci sa ndigg juddoogul moom moo koy rey à l'âge de 6 ans mu ne ko mu ngi koy xeeñ moo tax nag comme que nag shérif la doomu shérif la borom xam-xam la ndax yonent bi daan wax na ana baytul ilmi wa Alioune baabuha je suis la maison du savoir et de la science mais Alioune c'est la porte mu ne ko déet bu ko génn àdduna ki koy rey daf koy jàmpaak waaye mi ngi seen ndigg judoogul booba nag bun ma jëm jaax na mu ne ko man dinaa jur koo xam ne foo tabaarakallaa dinaa faagagal kenn mu ne ko ci kanam la nekk moo tax gis nga histoire ba la muy gudd benn waaye ba ne Abdourahman bun Maljam kooku ku moo ko jur kooku dafa bëggoon benn xale bu jigéen ci Kuufa xam naa kamara la mu ñëw ci xale bi yaa ngi lool bu Abdourahman bun Maljam ne ko dama la bëgg soxna mu koy xool ba ci àgg mu ne ko sama can rek la lenn rek la Abdourahman bun Maljam ne ko mu ne ko nga reyal ma Seydina Alioune mooy res amatumay baay amatumay nijaay amatumay càmmañ amatumay frère ñëpp Seydina Alioune rey na ci xare soo ma ko reyee nag mooy nekk sa can effectivement daf ko tëru dafa wut benn poignard mu tëkk ko këru ko ba mu jógee jàkka ja mu jam ko waaye bi mu ko jamee ba Seydina Alioune daanoon lu mu wax daf ne kan moo ma jam ngeen Abdourahman bun Maljam mu ne cam yonente bi waxoon na ko ba mu ko defee Ousseynou Assane ñuy jooy mu leen bu leen jooy xam nga li ma leen di jëgal waaw mooy tey mooy sama bis bu mujj ci àdduna mooy sama bis bu jëkk ci àllaaxira ndax yonente bi lépp lu mu wax rek fa tabarakallah loolu du dellu gannaaw waaye bu ñu doom maa ngi leen di digal ñeenti yëf yi bëgg naa nag waa Sénégal ñëpp dégg ko Seydina Alioune borom xam-xam la yonente bi daan wax naan maay néegu xam-xam Alioune mooy bunt ba Alioune avant ruugarot mu ne leen bu leen sonn comme Abdourahman bun Maljam moo ma rey man xamoon naa ni moo may rey ndax yonente bi waxoon na ko ndax baay ba Maljam mos na maa fab ma daw ma faaba ma daw ba mu ko laaj yonente bi daf ko ni deret ji koy rey mi ngi seen ndigg li ci toogul kon gis Seydina Alioune ni mu kéemaane woon muy doom maa ngi dénk ñeenti yëf ñëpp déglu mu nu dof bu ko def mukk xarit mu nu dof bu ko def xarit ñu ne ko lu tax a bàyyi mu ni da lay lor yaakaar ni mi ngi lay jëriñ kon dof àndul ak xelam bés bu lay lor dama yaakaar ni mi ngi lay jëriñ mu ne moo tax mu ngi dof bu ko def xarit mu ne fenkat bu ko def xarit da lay war nan la mi ngi lay laajee bi effectivement fenkat lu mu la indil yóbbu la su ko defee nga yaakaar ne mi ngi lay def fekk na ma nga lay war mu ne ku nay bu ko def xarit ndax da lay yóbbaale ca nay ga taw man yuuqa soo nafsi fa ulaa'ika humul muflihuun yàlla nee na ñu ñot seen bakkan ci nay ñi nga xam te ne seen ajjana pare na ngir decceen les clés ce qui leur reste d'ouvrir et de rentrer mu ne li ko des nag ki gën a bon nag Seydina Aliou neen bu leen xaritu ak naafiq mu ne naafiq dafa jaay diinam ak ngoram ba mu ko waxee rek ruubar kon kooku mooy Seydina Aliou Assane mi nga xam ne mooy magu Ousseynou Assane moom tam dañ ko empoisonné
dafa doon tase ak Maawiya xam na ni bu fi Assane jógee moom mooy doon nguur gi moo tax yal na yàlla musal ci pexem jigéen ci ñun ko war a wax moom dafa neexal jabaru Assane ni ko dama bëgg nga empoisonné ma Assane sama ko empoisonné lépp loo bëgg ci wurus ak xaalis dinaa la ko jox ba pare takk la nga nekk sama soxna effectivement daf ko empoisonné waaye moom tam ci guddi tam xarit la woon donc histoire tam xarit bañ xam ne du guddi caaxaan mu ni ci la ko empoisonné booba Assane mi ngi am 50 ans donc c'est à l'âge de 50 ans que ci la Assane faatu te kooku moo ko empoisonné bi mu ko defee kooku Assane mi ngi faatu 10 ans après Alioune donc rey nañ ko 10 ans da jëkk Alioune après Alioune te dañ ko empoisonné ba mu ko defee ndaw si ñëwaat ne ci Maawiya ne ko la ma santoon def naa ko Maawiya nag ni ko danaa la jox wurus jox la xaalis waaye du mën a takk ndax bu ëllëgee da nga rey Ousseynou nga reyee ma ko donc gis nga pexim jigéen kon foofu la affaire Ousseynou Assane yam ñoom ñaar ñëpp nag li tubaab di wax destiné seen destiné la woon ndax lu tax téere yi nee nañ Assane ak Ousseynou mas nañu fekk yonent bi uuf leen Jibril fekk ñu toog mu ne yonent bi ñii ñaan la mun ko semee sër la mun ko da ngay na bëgg de mu ne waaw mu ne ko ñoom ñëpp dañ leen di rey mu ne rey bu ne ñoom ñëpp dañ leen di rey boo fi jógee kaw yonent bi dafa jooy mu ne ko Assane dañ koy empoisonné Ousseynou dañ koy rey fan koy reyee nag mën naa faa dem yonent bi ni ko demal mu dem ba suufu Karbala mu tibb ci suuf su indi jox ko li ñuy wax xaw ma géologue ngeen wax ñu analyser ko ne ko kii suufu Karbala la donc Irak yàgg nañ ci war ñun ko gis nga fii ma nga jóge Irak ñii yàgg nañ ci war donc fii lañ koy reyee téere yi warante nañ ci waaye daal li gën a woo daal moom jox na suuf sa Umm Salamata fas na suuf si léeg-léeg ma dégg waykat yi ñu ne suuf sa dafa ko ne woon dafa kii xonq saa yu ñuulee fekk na histoire ba demewul noonu dafa ko fas mu ne ko nga fas ko bis bu ngeen demee ca barab boo xam te ni suuf bi ak suuf boobu ñu xam ne Ousseynou fii lay des effectivement Ousseynou noonu léegi Ousseynou donc ñu ngi ko rey 61 ans ci gàddaay gi il a bi 61 ans en l'an 632 ci la ñu ko rey en l'an 632 ci la ñu ko rey moom Ousseynou boobu fekk ne mi ngi am 61 ans donc mi ngi tase ak 10e jour ci Tamxarit ci dëkk bi ne wax Karbala fan mooy Karbala mi ngi nekk ci réew moomu ñuy wax Irak mi ngi nekk ci région bu ñuy wax Koufa département de Koufa mi ngi mel ni région de Dakar département de Dakar situé à 25 kilomètres de la capitale à l'âge de 57 ans ci la ñu ko faat kon fa tabarakallah histoire bi ñuy wax moom la ñuy wax ci affaire Tamxarit mi ngi noonu nos frères et sœurs qui ne parlent pas la langue wolof et qui sont des musulmans et des musulmanes pour nous mais qu'est-ce que c'est que la Tamxarit la Tamxarit c'est le 10e jour du mois de Muharram mais on l'appelle chez nous le 1er janvier qu'est-ce qui s'est passé l'histoire la plus répandue dans cette histoire qu'on appelle la fête de la Tamxarit maanaam le 10e jour c'est l'histoire de Ousseynou qui est Ousseynou c'est le petit-fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le fils de Alioune Abi Talib qui est le cousin du prophète qui est son père mais en même temps aussi c'est le fils de Fatoumata qui est Fatoumata la fille aînée du prophète sallallahu alayhi wa sallam la Shoaï. Bon, comment l'histoire s'est déroulée? Il y a les habitants du pays qu'on appelle l'Irak que vous connaissez bien, une ville qui s'appelle Karbala, dont les habitants sont répandus, je m'excuse du mot, comme quoi sont des traîtres, je m'excuse du mot, mais c'est la signification. Ils l'ont appelé plusieurs fois. Il y a des livres même qui ont dit qu'ils l'ont appelé, qu'ils l'ont écrit 1000 lettres, comme quoi ils devaient se reconvertir à l'islam. Alors l'histoire est très longue, mais ce qui est essentiel, Ousseynou s'est déplacé avec une grande caravane, pour aller en Irak, dans cette ville qu'on appelle Koufa, située à 25 km de la capitale, département de Koufa et région de Koufa.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est venu? Les habitants l'ont trahi. Comment ils l'ont trahi? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Et Hussein lui a dit, mais les gens qui m'ont écrit des lettres, jusqu'à 1000 missives, pour me demander de venir pour qu'ils se reconvertissent. Ils m'ont même menacé que si je refuse de venir, je serai responsable le jour de la résurrection devant Dieu et mon grand-père Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a répondu. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donc, je suis trahi. Mais je vous jure, le jour de la résurrection, vous serez tous pendus, comme on avait pendu Abu Lahab dans la sourate Tabar yada Abi Lahab wa tabba ma khna jusqu'à Zaatallah wa amra'atu amatu atabi. Donc vous serez pendus le jour de la résurrection. Donc, chers frères et sœurs, surtout les jeunes, la Tamkharit n'est pas un jour de fête. N'est pas un jour de fête, ni un jour de violence, de tabac nocturne, de violation de domicile. C'est la seule nuit d'ailleurs que les morts reviennent dans leur maison pour voir leur famille. Donc, on l'a vu, ngeen xam ni guddi googu ñi faatu woon ñëpp kenn ku ne fa nga jóge woon da nga fa dellu. Donc, c'est la seule nuit où les morts reviennent dans leur maison pour voir ce que leurs familles ont fait durant leur absence. Mais s'ils vous trouvent en train de troubler, de faire des troubles nocturnes, échanger des vêtements entre garçons et filles, mais quelle sera maintenant leur solution? Donc, c'est une nuit de recueillement de prière. C'est une nuit de recueillement de prière. Alors, donc, on doit faire des prières, faire de la charité, et c'est une nuit de deuil. Pourquoi? 17 membres de la famille du prophète, surtout des jeunes, ont été massacrés, matés, ligotés, et sans raison. Donc, c'est une nuit de jour, de recueillement et de prière. Ce n'est pas une nuit de tapaille nocturne. Quand nous devons l'histoire, c'est avec Tamkharit Badeng. Tamkharit, c'est une histoire. Alors, bésu Tamkharit, téere nee nañ ku ci woor ci bés boobu maanaam 9e jour yonent bi mu ñëwee Medina dafa fekk yow di ñu ngi woor 10e jour bi mun leen lu tax ngeen koy woor ñun ko la yàlla musaloon Musaa ca ndox ma ba muy tase Firawna moo tax ñu koy sant yàlla yonent bi ne ñun dañuy wute ak yéen ndax ñoo leen gën a jege Musaa ne comme yéen a ngi woor 10e bi ñun dañuy woor 9e bi ak 10e bi kon ñu bàyyi xel ci ni comme nee na nga dañuy Tamxarit samedi donc samedi et dimanche ñu bàyyi ci xel koor la ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ci recommandation yi la bokk. kon naafila yi ñu ci digle mooy guddi gi maanaam la samedi incha allah ci guddi ku ci julli ñeenti rakk yu am solo ngi nii yu war a détenir ku ci julli ñeenti rakk bu ne yaa ngi ciy jàng Fatiha gannaaw Fatiha nga def l'Ikhlas maanaam qul huwallaahu 100 4 rakk 2 yonent bi nee na ku def lii bu ko yàlla nangoo lii la ki yàlla fay yàlla na ki yàlla yóbbu nee da nga am yóbbalu da nga am yoolu ku julli juróom fukki at te juróom fukki at yëpp yàlla nangu ko maanaam 50 ans de prière da nga am yoolu ku def juróom-ñaar fukki at ca Kaaba ga 70 pèlerinages yëpp yàlla valide ko da nga am yoolu ku saraxe junniy dinaar ci genn naafila gi 4 rakk bu ne gannaaw Fatiha benn fois l'Ikhlas qul huwallaahu 100 fois ñaari rakk nga am yoolu ku julli juróom fukki at lépp yàlla nangu ko nga am yoolu ku aj ca Kaaba ga juróom-ñaar fukki yoon am yoolu ku sarxe junniy dinaar kon fa tabarakallah ñu bàyyi ci xel ci guddi gi maanaam samedi ci guddi bii di ñëw incha allah. deuxième naafila bi mooy moom tam encore ñeenti rakk bu ne gannaaw Fatiha nga def ci l'Ikhlas 11 fois li doomu aadama mooy gën a ragal surtout yaa Moussa Camara mooy ñàkk yàlla dina la ci musal foo toll yaa ngi am xaalis da am tam loo def dépense loolu moom comme tabarakallah mën na bàyyi xel. bu dee bésu dimanche ba maanaam le 10e jour bi mu 9e jour ba le 10e jour am na tam beneen naafila bu am solo bi itam ñeenti rakk bu ne gannaaw Fatiha yaa ngi ciy def l'Ikhlas qul huwallaahu 25 fois ñeenti rakk bu nekk gannaaw Fatiha l'Ikhlas 25 fois ñaari rakk yonent bi nee na soo ko defee bu ko yàlla nangoo
ne da ngay may yaa ngi sarxe junniy dinaar ci yoonu yàlla lépp lu yàlla nangu waaye nag mën yàlla dalay bindal juróom-ñaari téeméeri malaayika yoo xam ni dara doon noon seen liggéey lu may di la ñaanal ba ngay dee waaye bu fekkee def nga ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ba fukki yoon ba ñaar fukki yoon at mu ne nga def ko at mu ne suñu borom nga lay bindal juróom-ñaari téeméeri malaayika te malaayika bu ñaanal yàlla day nangu parce que amul bàkkaar du sëy du lekk du nelaw róoboole donc du am bàkkaar bu yàlla mu ñaanee yàlla nangu yàlla bindal ak 700 yoo xam ne dara doon seen liggéey lu may ñu ngi lay ñaan ba ngay dee nee na ku jox ndogu kenn rek ku dog ku war nga jox ko ndogu nee na jox nga ndogu xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na beneen naafee tam ina atana kawsara moom tam 15 fois moom tam ñaari sëlmal ku ko def ci loolu tam yàlla dina defal tam li nga bëgg ci kàttanu yàlla ba tey ne ba tuuti ci ak tamxarit histoire tamxarit taarixu tamxarit ñu ni lu ci xew histoire bi taarix bi ñu ni ci la yàlla bind suñu maam aadama ci la yàlla bind asamaan ci la yàlla bind suuf ci la bind yërmande ci la bind jibril ci la bind ars ak aljanna ñu ne ku tusngal doo wànnantu mukk nag mba du wànnantu boo xam ni da ngay gumba wala ngay patam-patam nee na ku ci wadd kenn rek mel na ne wadd nga xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku jox nag benn ndox rek mu naan boisson wala ndox nee na yàlla dina faral junniy bàkkaar kon nag dina baax ñu déglu recommandation yi bu baax a baax ndax dina am solo ci ñun recommandation yi ñu ciy digle mi ngi nii recommandation yooyu 13 recommandation ba njëkk ba mooy woor ñu bàyyi ci xel ba ko topp mooy tusngalu saraxe ray bopp jërëm sangu watu jokk bokk maanaam nga seet sa mbokk ziyaara borom xam-xam seet ko feebar nga julli ñeenti ràkk yi ñu doon wax nga suura sa njaboot dagg say we nga dàng nag junni lixlaas ak téeméer ak fukk ak benn nga jëkk junni teg ci téeméer teg ci fukk nga su ko indi benn ba ndax da yàlla da ngay ñaan yàlla mu musul ñu ak musiba yi ak balaa yi nga xam ne mi ngi wàcc ci at mi kon balaa yi ak musiba yi wàcc ci at mi yëpp samedi ci guddi ci la sunu borom dafa réunion ak nitam yëpp mun leen nangam ak nangam nii lay dem nangam ak nangam nii lay demee ba at mi jaar ñu bàyyi na xel ci li ñuy bëgg ñëw tam di ko collecté rek mooy bis bu nekk ba mu commencé bis boo xamee ne weeru ci la commencé ci juróom-ñaari fan yi lay xew ci at ma bu dee lundi wërsëg may am taw ato yontu yàlla ayoobale sadaxa mooy bëy wala mburu xam naa ko am vidéo bi mën nga koy teg plusieurs fois di xool bu dee lundi wërsëg taw ato yontu yàlla ayoobale sadaxa mooy bëy wala mburu bu dee mardi feebar ci góor ñi jàmm ci jigéen ñi même que ne ñëpp bu jigéen ñi bu góor ñi feebaree jigéen ñi duñu am jàmm atum yonent yàlla aadama la saraxam mooy lu xonq wala ganaar gu xonq bu fekkente ni àllarba la maanaam mercredi ku si falu nguur gi dina neex suuf si dina barkeel atum yonent yàlla Idrissa la saraxam mooy weñ gu ñuul wala béy bu dee jeudi feebar ci jigéen ñi jàmm ci góor ñi bu kenn feebar rek waaye bu jigéen ñi feebaree góor ñi duñu am jàmm kon yal na yàlla def jàmm rek bu kenn feebar rek atum Firawna la gis nga Firawna ni mu bone moo tax saraxam nag wu ñuul la bu dee vendredi maanaam ajjuma ngelaw lu bari feebar ci ñëpp xeex ci ñëpp nag wu ñëm xam nga ni bii dañ ne ajjuma la ba kon ba fi mu nekk nii ñu ngi tam xarit ban samedi kon at mi ajjuma la ba fi mu nekk nii ñu ngi ci lan ñu ngeen ko tuddee Covid 19 la xaw ma ñu ngi ci feebar bi yaa nañ ki yàlla musal donc saraxam nag wala ñam bu bari nga joxe ko wala alal ak du yonent yàlla yaa xoobale waaw bu fekkee ni samedi la feebar bu bari balaa ci ñëpp yaa nañ ci yàlla musal ñaan yàlla mu musal nu ci atum yonent yàlla Daawuda saraxam mooy yére yu weex bu dee dimanche alal jàmm barke mucc yonent yàlla Ibrahima saraxam mooy xar nga rey ko saraxe ko kon fa tabarakallah yaakaar naa ni su ma laalu tam lépp bokk je pense que ni l'essentiel a été dit sinon s'il reste des questions à poser je vous écoute je suis à votre disposition waaye daal ñu ngi leen di ñaanal seen organe bi seeni patron
seeni directeur ñoom ñëpp la ko tàmbalee ca ko mag ba ci yéen ñii nag di samay doom nga xam ne bu lii amee du bii rek tabaski gi defoon ngeen ni korite gi defoon ngeen li waaye nag ma leen di xamal ni waa adduna yëpp nag ñu ngi leen di ñaanal ndax nag Imam Cissé mu am xam-xam ak mu ñàkk am xam-xam dépp li muy génn am na ñoo xam ne ba Europe ba Amérique ba Espagne ñu ngi koy rafetlu am na ñoo xam ne tey jii nii li ñu wax nii ci la ñuy defee seen tam xarit te képp ku ko xam ne diglu nga ko fa tabaarakallaa dafay mel ni sax dawlu ngay dem ci benn jàkka parce que li nga ko war a def yëpp mu ngi ci ëllëg sax mooy ñaan gi ngay def ñaan boobu ñu ngi koy def ki jàkka ja mooy asbiyallah wa ni'mal wakiil ni'mal mawla wa ni'man nasiir ba mu àgg 70 fois ak ja cosab kon nag su fekkee des na nag ngeen wax nu xam-xam nag moom ja personne n'a le monopole du savoir personne xanaa Seydina Alioune mi nga xam ne moom la yonent bi wax rek ana baytil ilmi wa Alioune babuha je suis la maison de la science et du savoir mais Alioune c'est la porte parce que c'est une créature extraordinaire il est né 4 fois sa première création malaayika la nekkoon pendant 40 ans nekk ci malaayikal muxarrabuuna yooyu ngay dégg yàlla naan innal abraara la fii naim wa innal fujjaara la fii jahim yaslawnahaa yawma diin wa maa hum anhaa bi xaayibiin wa maa adraaka maa yawmu diin sama maa adraaka maa yawmu diin waaye yaa Musaa fàttaliku la yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma izin lillah fa tabarakallah moom bokk na ca malaayika yooyu mu jóge fa nekkaat na tam jinne pendant 40 ans ba mu fa jógee nekk nag gaynde 40 ans su ko judd ci nit ñi donc c'est une créature extraordinaire waaye ku dul lool rek boo yaakaar ne jeexal nga xam-xam yëpp boobu nga nexe sa bopp kon nag ñu ngi ñaan yàlla lii ñu fi wax mu néew mu bari yàlla na ko nit ñi dégg yàlla nekk tam seen njëriñ bu gën amee yeneen question yi ngeen di posé tam ñu wax ci liñ xam bu nga xamul tam ñu doon laajte ju ko rek fa tabarakallah ñu ngi leen di ñaanal ñëpp nag seen organe bi yàlla nekk ay télévision yu bëree bëri nga wax seen directeur seen i directeurs yëpp neen Imam Cissé daal seen nijaay seen papa nee na mi ngi leen di ñaanal waa adduna yëpp mi ngi leen di ñaanal ndax lii ngeen def tey ji ñëpp a koy jëriñoo kon yal na yàlla fay jazakumullahu xayra jazaay bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa atana qur'anaka rabbana wa ilayka al-masir la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن يمسسك الله بالضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مصارها ومستودع كل في كتاب مبين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آيس بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها لا يرزقها وإياكم هو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة ولا ممسك لها ما يمسك ولا مرسل له من بعده والعزيز الحكيم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أورأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بالضر هل هناك ضره أو أرادني برحمة هل هناك ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون اللهم صل على سيدنا محمد بعد لما أغلق والغادم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق مقدار عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله حق مقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
yal na yàlla wàcc jàmm ci réew mi